moo leen di may seen revue de presse. yéen a kaay ak Alaaji Ahmed Aidara. bismillah ñaareelu saison couvre-feu ba day du yomb ca nguur ga de déedéet terminé yéene kaay ne corona émeute la corona xeex waaw dama ne la ay quartier yu bëree bëri ci Ndakaaru njaay jël jom day démb saf na sàpp la laa la wax tàng jar yéene kaay dee média gi ne waxuma la dara sax waaye embouteillage yi nga xam ne ñoo am kon ci Ndakaaru njaay jël jom gi la démb miti ñu bëree bëri doon góorgóorlu laa lay wax ni ngir joti seen i njaboot yooyee waaw waaye gis nga ca jamono joojee am na ci ay ndaw yoo xam ni day dañoo xaar ba heure couvre-feu ba jot ñu daal di génn commencé daal ay pono yu ni mel nag daa la wax ñaf waaw diggante Grand Dakar gi la ak ñaari tali benn tali HLM Grand Yoff Serigne Assane Guédiawaye ak Médina L'Observateur ne manifestation yi ngir wàllum état d'urgence bi waaw mbedd mi day ñoom tam décrété nañ seen couvre-feu maa la ko waxee xoolal poste police bu Caaroy bale dañ koo wër ndomba démb di mar di tali takk der yee ca boppam kay dañ leen doon menacé laa la wax Antoine Diome Togno ministre intérieur daa mujj wàcc kon sur le terrain yéene kaa gi ne armée bi ci boppam dañ leen a mujj woo ngir ñu dikk nag daal di kon sécuriser RTS di ratissé nag diggante avenue Blaise Diagne bale ak rue 6 ba waaw ca jamono jooje tali bu bees ca diwaanu Pikine waaw jigéen ñi ca boppam kon ñoo doon dimbali ndaw ya ca manifestation ya maa la ko wax ca Guédiawaye ga grenade lacrymogène ya waaw daxante ca biir mbeddu suuf ya nag laa la wax diggante policier yi ak ndaw yi yéene kaay groupe Futurs Médias gi ne xoolal ca Caaroy ga ay policier waaw yoo xam ne dañoo mujj dellu ginnaaw de stratégie lañ la ndax ay ndaw yoo xam ne lu nekk seenu kanam ñu faxas allahu akbar xale démb dañoo ànd ak détermination goo xam ni kay maar di Italie ba pare mag ña seen bopp ñoo leen doon encouragé tollu seeni palanteer naan leen damm nañ taay nañ na saf le soleil yéene kaay ne waaye gis nga état d'urgence fa day ak couvre-feu waaw Ndakaaru njaay jëjoob ak Thiès waaw président Macky Sall moom tamit nee na saf pour une application rigoureuse waaw bu takk der yi dellu ginnaaw nañ ko appliqué ni ki démb ca conseil des ministres ba day la ko xamle moom président Macky Sall nee na ndaje yi nga xam ne kon nañ koy faral di def nag ci ministère yeeg yooyee ak bërëbu liggéeykaay nguur gi loolee kon na dak Macky Sall yamu ca di nee na test rapide yi nañ ko décentraliser na gaaw laas wàllum couvre-feu day bi nga xam ne commencé na démb waaw Ndakaaru njaay jël joob dee mujj nañoo fépp nag laa la wax waaw ca Médina kay ak ca ñaari tali Grand Yoff Pikine Parcelles Assainies fépp doon jax-jaxi laa la wax dama ne la commissariat bu ginnaaw raay kay dañu koo attaqué ay ndaw a def lu ni mel te couvre-feu bi day Dakar la ak Thiès laas waaye Diourbel tamit day mi ngi ci ay tànku Dakar ak Thiès de ci lu jëm ci wàllu wàllaate 24 cas communautaire ca Touba ni ki démb les écoles yéene kaa ne wàllum couvre-feu ak état d'urgence googee waaw Ndakaaru njaay jël joob ak banlieue ba safara sa démb kon jax-jaxi na fa laa la wax waaw ay ñaari tali ak Médina Grand Yoff HLM Yoff Pikine Guédiawaye taal ay pono ba muy jax-jaxi mais xoolal ma borom oto yu bëree bëri laa la wax dañoo mujj taxaw ca jam ñaa jogoo gée foofee la ñu mujj fanaan ay waay jële démb police yombuloon ca ñoom de déedéet dama ne la commissariat bu Grand Yoff kay dañu koo attaqué lii quotidien ne ndaw yi day tontu nañu Macky Sall démb de taal nañu jaxal nañ toj nañ laa la wax fépp nañ ci kaw Macky kay maître El Hadji Diouf waaw nee na lan moo tax mbir mi ñu yemale ko Dakar ak Thiès kese Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar lii kumba am ndey kumba amul ndey la injustice la sobli ne embouteillage yi nga xam ne am nañ démb day ak émeute ba waaw mais dama ne lii musiba mbaa ba ko mën a laa wax jaanama ci boppam la waa Ndakaaru dund démb de 24 heures yéene kaa ne waaye président Macky Sall day dootu ko defati de déedéet parce que Thierno Bocoum day nee nañ indiwaat couvre-feu yeyuñu gars yi de yeyuñu nit ñi Thierno Bocoum ne dama ne wàllum couvre-feu boobu mais dañ ko fee dindi woon jàpp ne lii nekkul ne moo fi jëlee corona gi waaw parce que daa bokkul nag ak suñ cosaan ak aada ci lu jëm ci wàllum koom-koom maître El Hadji Diouf waaw nee na lan moo tax ba couvre-feu bi la yaatal luñ ko ci réew mi yëpp dama ne Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar Macky Sall yemale ko Dakar ak Thiès mooy mburoog soow Le Quotidien yéene kaa ne gis nga wàllum corona gi ak na mu jëmee kanam day bomb musiba mbaa ba kumala de ca Njaareem jaay ak Kaolack ak Matam ak yeneen i gox sax laa la wax corona ba yokku na fa critique yéene kaa ne ñax bi nga xam ne war nañ koo ñax nag maanaam nit ñi day Macky Sall signé na chèque en blanc ba de maar day tali waaye sénégalais ci boppam di askan wi lé gis nga wàllum pikiru googee dañ koo wóoluwul laa la wax wóoluwuñ ko Dakar Times ne xeex ak wàllum corona googee Macky Sall commandé ba pare Macky Sall commandé na vaccin ba de maar day tali 1,3 milliard de doses ñoo xam ne ay donateur ñoo ko financé allahu akbar ci juróom-ñeent fukk ak ñaar ci ay réew bokk na ca Sénégal fondation Bill Gates ak TikTok waaw bokk nañ ca ña nga xam ne kon maanaam dañoo joxe waaye ñaar fukki réew ak juróom benn yooyee amu ci benn réew Afrique boo xam ne kon da ngaa cotisé Macky Sall dana ñax nit ñi de libération yi ne kaa ne lu jëm ci wàllum coppite yi nga xam ne war nañ koo indi nag ci wàllum loi bi de état d'urgence ak état de siège waaw Macky Sall kay jël na nag léegi pouvoir yi Macky jël na pouvoir yëpp su ko neexee du yëkkati état d'urgence te dana décréter kon ab couvre-feu samba dem géeg di fi ak weer Macky Sall bu ko neexee mu téye nit ñi bu jeexee mu labali waat renouvelable une fois waaw te gis nga pouvoir yooyee kattan nga ministre de l'intérieur mën na koo jëfe ak bépp ministre boo xam ne farata la nga dugal ci sa loxo ak gouverneur yi ak préfet
yàq la ilaha illallah direct news de xam nga duñ wax ne dogal yi nga xam ni kon nguur gi daal dina koy jël day ngir corona bi jóge fi baaxul loolu duñ ko wax de waaye nag li ñu jaaxal mooy nguur gi kenn xamul li ñu bëgg nag laa la wax yow ci jamono joo xam ni kon ñu ngi naan ay état d'urgence sa couvre-feu toog leen seen kër teew ca jamono joojee oto yaa ngi fees dal marché yaa ngi fees ak restaurant yi école yi xale yaa ngay jàngi jàkkee ak jumaa ak église yaa ngi ni lée bërëbu sport salle de spectacle te boo xoolee bërëb yooyu yëpp du gel hydroalcoolique raxas suñ seeni loxo takkuñu seeni masque waaw mais nguur gi tamit moom li muy def nii kon safut yàpp safut jë kenn xamul li ñu bëgg maître El Hadji Diouf day ci les écoles yéene kaay waaw nee na gis nga Macky Sall néew doole faiblesse opposition bi lée la bëgg a sukkandiku di violer ay loi la wax Ndakaaru Njaay jël Jóob lan mooy ndeyug mu ne da ko fii jëlee da koy supprimer loolee dafa mel ni ci taarixu réew mi lée Macky dafa am benn base bu mu ci bëgg kon éliminer te Macky Sall nag dana organiser élection locale yi lée ci 2021 bi par force lu ko mooy danañ ko porter plainte contre CEDEAO maître El Hadji Diouf yamu ca dee ci 24 heures waaw parce que avocat bi nee na lu jëm ci wàllum troisième mandat bi Macky Sall na commencé di dajale ay bagaasam laa la wax léegi parce que Macky Sall day dem naa dem maître El Hadji Diouf day ci les écoles yéene kaay waaw nee na gis ngeen Ousmane Sonko mi lée woyaan national la organisé bëgg a seetal tamit xaalis bu bon bu jóge ca bitim réew waaye loolu Antoine Diome bu ko nangu sursaane président Macky Sall day ndàmbaayu maître Moussa Diop mi nekkoon directeur général Dakar Dem Dikk waaw dañ koo bloqué de maar day taali Macky Sall daal ginnaaw ba mu dàqee maître Moussa Diop ba léegi ni lée daa bloqué ay ndàmpaayam laa la wax way Samba Sud Quotidien ngir nal opposition bi ba moo ko rumux Macky Sall day fi mu nekk nii waaw fu ne lay jaar il joue toutes les cartes ngir opposition bi lay mu nal leen rek yéene kaa gi ne décret d'application yi ndax yàlla signé nañ ko statut de l'entreprise de presse waaw ak fonds d'appui koppar goo xam ni kon day dimbali journalistes yi la ak de la presse ba ni ki démb ca conseil des ministres ba day lancé na Gagny Sakho waaw Macky Sall dàq na ko de nekkatul léegi directeur ONAS de mardi taali ca yàlla cey Macky Sall mi lay waaye nag na jàpp ne ak lu mën a dàqe lu mu fi def du tax ñu fàtte pétrole déedéet parce que suul gaz du ko tere xeeñ te troisième mandat dañ ko fiy tere rek boo paree ma ne la alaaji ay quartier yu bëree bëri Grand Yoff Médina Grand Médine Castor Ñaari Tali ak yeneen ci ay quartier yu nekk ci Dakar ndaw ñi taal ay pneu manifester bare ay yoon duñu nangu kenn ku leen tëj ndax loolee jaaduwul loolee la ko ndaw yi nekk ci Grand Yoff dundee Alassane Balde tàngoon na jip niki démb ci guddi ci ay gox yu wuutee ci diwaanu Ndakaaru gannaaw bés bu njëkk bi ñu tàmbalee lii di couvre-feu bi li ko dalee Médina jaaxe ko Castor Grand Yoff jàpp Grand Médine ba Parcelles Assainies ay ndaw nag daal di wàcc ci mbedd mi lakk ay pneu ngir wone seen naqar. marché ba léegi nii la mel métti na de ba léegi dund ñu ngi Sénégal ñu ngi nii di taw ci réew mi pour jàppale réew mi ba tey dara doxatu. nañ ci confirmation bi. ñoom ñooñee jàpp ni métti na lool jamono ji buñ ci yokkee lii di couvre-feu bi dafay gën a tengal yëf yi. xiif bi ñuy rey moo gën a garaaw mbas. maire bi jaay fii cere wàcc na suñu jaaykatu soow ba wàcc na xale yëpp wàcc nañ moom daal moom bu sañoon daal Macky baa ñu doon ñu dund ak feebar bi. ndaw ñi daal ci ànd ak détermination xam ni nag daañu koy làbbali ni ki tey. ñu toog ñu ne dañoo am feebar bi kenn gisu ko tey kenn gisu ko ëllëg kenn gisu ko suba mais lii lan la ci réew mi. Alassane Balde maa ngi lay jaajëfal ne la mel itam ci ginnaaw raay Pikine tali bu bees Pikine tali bu mag yëmbal ndaw ñi dañu ni duñu nangu kenn ku leen tëj day ci mbedd mi leen gënal dee ba xiif lakk nañu ay pneu def ay manifestation loole lépp nag ngir ñàkk ànd ca la ñu ni couvre-feu am na force de l'ordre yi ñëw mujj nañ leen tasaare ci manifestation yooyu ci ay lacrymogènes yu ñu sànni ci ñoom caaroy gaar itam am na benn policier dañu mujj obligé daal di replier wu ci fi nga xamante ni bii fa la ñu bàyyeekoo woon ndax xëy na ñàkk ay jumtukaayu lacrymogène bu fekkente ni bii sukkandiku nañu ci leen jot ci ay xibaar bu dee ci quartier Fass 2 am na benn ndaw bu am lu yées ñaar fukki at moom gaañu na ay gaañu yi métti jamono ji nee nañu mu ngi ci diggante dund ak dee ci diwaanu Mbour itam ak département yi ko wër nekk ci région bu Thiès bari na ay quartier yoo xam ni def nañu ay manifestation ndax nee nañu duñu nangu kenn tëj leen Aliou Badara Sonko. ay manifester la ñu nemmeeku fii ci diwaanu Mbour gannaaw ba président de la république Macky Sall jëlee dogal ni dafay samp ab couvre-feu bi nga xamante ne dafa soxal ñaari région yi muy Thiès ak Dakar waaye nag dafa mel ni décision boobu fii ci diwaanu Mbour ñu bëri rafetlu wuñu ko ndax ba ay 21h jotee ci la ay ndaw yi nga xamante ne ñoo ngi dëkkee ci quartier yi nga xamante ne ñooy Daaru Salaam Diamaguène Guinaw Rail ak Oncat génn ci mbedd yi di manifester manifestation yooyu nag ñu boole ci di taal ay pneu buñ sukkandikoo ci ñenn ci ñoom
li ñuy faral di wax mooy biile couvre-feu mënuñu ko supporter ndax dëkk bi toll na ci situation bi nga xamante ne mënuñ ñu supporter ab ñaareelu couvre-feu ba tax na ñu génn wane seen naqar fësal ko ci mbedd yi Mbour. Aliou Badara Sonko Mbour Zik FM. Aliou Badara Sonko maa ngi lay jaajëfal en tout cas rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme RADDHO ak Ligue sénégalaise des droits humains LSDH ak Amnesty International en tout cas woo nañu population bi ñu respecte mesures yi nga xam ne dafa tënk ci wàllu loi muy mesure d'urgence yi ak état d'urgence bi ak couvre-feu bi wante ci beneen côté itam sàkku nañu ci état bi ni li amoon ci couvre-feu bi weesu ba mu amaat ndax jàppay nit di leen torturer di leen dóor ci xëy na njumte gu leen dugal ci ñu ñàkk a sàmmanteeg loi bi moom xel mënu koo nangu Sadikh Niass bokk ci ñi nga xam ni ñooy kilifa yi jiite wala mu wax ci turu yooyu lay organe moo doon yëkkati yooyu lay kàddu ci li nga xam ni moom lay dànkaafu gouvernement bi ci communiqué yi nga xam ni génn nañu ko ginnaaw daje boo xamee wala ginnaaw kaw bi ñu nemmeeku ak itam jafe-jafe yi nga xam ni am na ci ay xibaar nee nañu Félix Antoine Abdoulaye Diome dina def na ay quartier ay nemmeeku na ay quartier yu bëri ci Dakar ni ki bi ci guddi tey jii itam ñu ngi koy waajal benn déclaration bu muy def mook ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr conférence bi dina nekk 11h incha allah ci building administrative. conséquence couvre-feu ci yi nga xam ni def nañu ko ak itam tukkikat yi calvaire bi nga xam ni dund nañu ko surtout ñu wàcc ci aéroport AIBD ci guddi gi te amuñu benn wata bu leen indi ndax wata yi fa nekk di taxi yi amuñu jàppandaluk mën a bàyyeekoo jas ñëw fii ci Dakar loolee waajaluñu ko di jafe-jafe yoo xam ni xel mënu koo nangu Omar Diouf ci taximan yooyu la bokk ñu teewlu ko. waaw information bi ñuy joxe rek mooy ñun ay taximan lañ guddi la ñuy liggéey mooy taxi AIBD yi ñu ngi aéroport fi mu toll nii presque lu war a man ñeenti wala wàcc na ba juróom te passager yaa ngi génn te ñun amuñu benn autorisation boo xamante ne bii ñun war nañ cee yeb benn client problème bi nag mooy pour ñu dénoncer rek wane information bi pour état bi gën ci def daar nga xam ne aéroport international client yaa ngi wàcc amuñu hôtel fii restaurant yi tëj nañ presque ci ay jafe-jafe lañ nekk nii ñun taximan yi sax dañoo am problème ndax yërmande xam nga sénégalais fu mu nekk rek day am yërmande ci moromam ñu ngi wàcc di la laaj mënoo leen a yóbbu te boo leen yóbboo conséquences yi si nekk yëpp xam nañ ko ndax ku jamonoy couvre-feu lañ nekk ñu bëgg nag état bi xam ne aéroport bi daal international la ñu jéem a xool ban solution lañ mën a jël ba passagers yi mën a dem. mu nga noonu di kàddu ki nga xamante ni bii mooy Oumar Diouf nekk membre ci regroupement des taximans de l'AIBD. dogal bi nga xam ne jël nañu ko indi couvre-feu diggante 21h ba 5h du matin bari na lool ay analystes yu ci def ay jàngat ak ay questions yu ñu ci posé heure boobee nga xam ni néew na lool ay activités yoo xam ne dafay faral di am rush bi itam dootul am wata yi ci wàllu transport bi yëpp dafay wàññeeku lu tax ñu tànn heure boobee kon ni bu kenn génnati waaye heure bi ñëpp yi génn muy am rush lool ci dëkk bi ñu bàyyi ñëpp def seen i activité question la yu ñu amagul ba léegi réponse bu mën a dajaloo ba dalal xelu nit ñi Léopold Tamba. crise bi mbas mi sampeef mim réew tax na Sénégal dellu si waat ci njiital président de la république li ñu duppee ci nasaraan état d'urgence di ab xàll goo xam ne askanu Sénégal bu ca jaaree mën naa mucc ci ñaawteef yile ci jàngoro gi xamle Macky Sall waaye mbir na ni yile kàddu ay spécialiste ci wàllu doomu jàngoro gi ñu ko digal li ci solo si kàddu président moo di lu dalee ñaar fukki waxtu ak benn ba juróomi waxtu ci fajar cuy ab couvre-feu moo ci lalu dogal gu ni mel nag ab yaakaar moo ko mooñaale waaye bu ñu seetee bu baax ba settantal ko daañu gis ni waxtu woowu ñuy dëjloo nit ñi ci seeni kër du diggante bi askan bi nam ma liggéey bëccëg bi moom ci la liggéeykat yu bari ñii ca marché ba ñii ca garage wa wala ca bureau ya ci la ñuy tàmmu liggéey loolee mën a lawal doomu jàngoro gi su fa ay tere dikkut. mu mel ni question Léopold Tamba njiitu réew mi da ko doon tontu démb ci conseil des ministres wax na couvre-feu ba lu tax ñu def kook matuwaay yi ñu ci war a jël ngir kenn ku nekk sàmmanteeg moom ak ni mu woowee askan wi ci wàllu mobilisation ngir xeex wopp ji di coronavirus Evelyne Mandiouba. gannaaw guddi gu njëkk gi ñu dund ci couvre-feu bi ñuy xaarandi rek fi ak ay waxtu wala ay bés yeneen i dogal yoo xamante ne ni dina bàyyeekoo ci ministère yi jëm ci application wu état d'urgence boobule njiitu réew mi sax démb ci conseil des ministres daal dinay soññ gouvernement bi ngir ñu liggéey ci wàllu woowu ak gouverneurs yi préfet yi maire yi naka noonu askan wi Macky Sall di insister ci lépp loo xamante ne ni jëm na ci tere yi ci wàllum rassemblement yi réunion yi di
fàttali rek solo wu sol masque ci dembe dikki naka noonu it ci transport en commun yi njiitu réew mi yokk ci soññ ñi nga xam ni ñoo bokk ci gouvernement bi te ñu leen doon critiquer ci rassemblement yi nga xamante ne ni ñu ngi ko doon faral di organiser te ñuy xeex lii di mbas mi njiitu réew mi di sàkku ci ñoom ñu daal di teg ci suuf bépp cérémonie boo xamante ne ni dina woote ndaje rawatina nag fi nga xamante ne ni moom mooy structure de santé yi wala ci seeni ay ministère ñoom ile laata muy daal di woote ab mobilisation nationale ñëpp dugal seen loxo ci xeexu mbas mii ni tàllal loxo ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy leader d'opinion yi bàyyeeko ci bépp communauté bu nekk fii nii ci suñu réew. Evelyne Nandiouba lu tënk ba tey ci ñu jëm a adopté stratégie nationale de lutte contre la pandémie de la Covid-19 njiitu réew bu Sénégal démb ci ndajem conseil des ministres yegg na ministre yi ni leen démb ci talaata ji seexoon naa ndaje ak kuréel gi nga xam ni mooy xeex lépp lu jëm ci wàllu Covid-19 muy comité national de gestion des épidémies njiitu réew mi nettali leen ni leen am na ay décisions yoo xam ni jël nañu ko ca yoo xam ni dana yeggaale ba ci couvre-feu mu waxaale ni itam ni leen état d'urgence daf ci àndaale te it nag du réew mi yëpp waaye pàcc la ci biir réew mi yokkaat na ci kàddoom ci ba muy nettali ministre yi la mu seqoon ak boobu le comité ni lay xemmeemteefam mooy ku nekk dugal ci loxoom ndax l'heure est grave te xemmeemteef ki mooy wàññi ñi am wopp ji ak ñi nekk ci situation bu graaw ak ñi faatu ci wopp ji Fatmata Diop moo ñu tënkal communiqué booba. président de la république Macky Sall ci biir conseil des ministres leen yëgal ne rek décrété na li leen di état d'urgence ci région bu Dakar ak Thiès daal di ci toftal ab couvre-feu 21h jàpp 5h du matin njiitu réew mi di fàttali rek ne war nañoo respecter restrictions yi nga xamante ne daal di nañ koo jël ci wàllu dajaloo yi ak réunion bu mu mënti doon naka noonu déplacement yi waaye tamit ñu takk masque ni mu waree ci bépp bërëb ci transport public bi le président de la république Macky Sall sàkku na it jëwriñ bi ñu dénk wàllu wér-gi-yaram daal di lëkkaloog waa CNG ñu daal di gën a dugal seen loxo ci wàllu maîtrise pandémie bi rawatina nag cas yi nga xamante ne ñu ngi leen di suivre ci seen i kër ngir it ñu daal di gën a baral lu jëm ci wàllu décentralisé test rapide yi waaye tamit ñu jëmmal stratégie nationale bu jëm ci wàllu vaccination bi nga xamante ne nag cible yi ñu njëkk tànn moom moo di rek personnel santé bi force de sécurité ak défense yi naka noonu mag yi nga xamante ne ëppal nañ juróom benn fukki at ci réew mi sàkku na it bépp membre gouvernement bi ñu jëlee fi lépp lu jëm ci wàllu rassemblement yi nga xamante ne amul bopp amul genn ci biir ministère yi naka noonu ci biir structure publique yi la ngir ñu daal di mën a réussir bi le xeex njiitu réew mi daal dinaa woote ab booloo ñu mën fee jëlee mbas mi ba faw. Fatmata Diop maa ngi lay jaajëfal ba tey ci dogal yooyu nga xam ne jël nañu ko ci ndajem conseil des ministres yi nga xam ne adopté nañu projet bu décret bi jëm ci wàllu obligation wu bi ñu attaché ci statut d'entreprise presse yi nekk ci Sénégal projet boo xam ni dafay tënk rek ci wàllu modalité organisation ak fonctionnement wu fonds d'appui et de développement bu ñu jagleel la presse bi ci dogal yi ñu jël itam ci ndajem conseil des ministres bokk na ci monsieur Babacar Mbaye moo remplacé Lassana Gagny Sakho mi nga xam ne moo nekkoon njiital office national de l'assainissement du Sénégal ONAS ci ministère de la santé itam ki nga xamante ni bi moo di madame Awa Fall Diagne moo nekk léegi directrice ressources humaines daal di fay remplacer kii di Ibrahima Soukandela Diouf bi nga xam ni yàggoon na syndicaliste yi di demander départ am ci wàllu boobee nag kon sax foofu ndax dañu ni dem na retraite bu yàgg kon wax nañ ko remplacer remplacement bu kon daal di ne mat ndax am na ku ko fa wuutu danañ ci wàllu xibaar ñu wax ci danger bi nga xam moo am ci Thiaroye-sur-Mer ndox moo xam ni day génne ci robinet yi daanaka ci quartier Mandiaye Diop ndox ma daal daanaka xaw naa doy waar bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi Mamadou Fall Sekan bokk ci ñi dëkk ca quartier ba di wax ndox ma nam mel. tuyau yu saar yi bu essence bi bënnoon na fi ñoom it aussi bi mu bënnee ñëw nañ doon ko defar mais bi ñu koy defar am na benn moment tuyau ndox mi dafa toj na ñetti yoon bi tuyau boobu tojee seen eau ñëw nañ aussi ñoom réparé mais réparation bi ñu def ñun gis nañ ne des na ba actuellement Thiaroye-sur-Mer 5 kër yi nga xam ne ñoo ko séq yëpp boo xellee dafay am xetu essence nga lekk ba suur nga naan boo géexee da ngay sentir ne yow essence ngay géex côté raay bi yëpp aussi même chose la depuis ça fait presque 10 jours mi ngi nii ndox bi essence lay saf moom lay metti na doy na waar li am Thiaroye-sur-Mer yàgg ngi ko constaté Thiaroye daal sa mooy mbalitu fépp. ci wàllu xibaar relance secteur tourisme en tout cas mairie bu Saly maa ngi ciy def ay jéego yu am solo xaar ci gouvernement bi recruté na lu toll ci fanweer ak ñaar ci ay ndaw yu nekk ci commune ba jubluwaay bi mooy wàllu karange ak itam
seen kemt lay kantan ci wàllu entretien ci yoon yeeg lépp loo xam ni gox bi laaj na ko ci melokaan ba neex a fréquenté lool bu ñu sukkandikoo ci kàddu maire ba Ousmane Gueye ñu déglu. lancé officiellement wax ne FERA bi nga xam ne moom la ñuy signé tel convention bi ñu débuté ak 32 personnes jàpp naa ne kon ci politique gu président ci emploi des jeunes li mu si wax mu ngi koy pratiquer par rapport ak kii groupe yi nga xam ne teg na ko donc ay démarches la yoo xam ne def nañ ko ba mën ko réussir fanweeri xale ak ñaar dëkk ci biir dëkk bi ñoom tey ambassadeur maire bi lañ ci diggante maire commune bi ak FERA. profité aussi di wax ne képp koo xam ne tey da nga bokk ci région de Thiès nekk ci département de Mbour na nga xam ne décrété nañ état d'urgence mais am na couvre-feu. maa ngi ñaan xale yi fu 9h jotee ñëpp na lañ bàyyi seen activité dugg ci biir. Ousmane Gueye mooy maire bu Saly maître El Hadji Diouf démb daa gonta woon conférence de presse laal na ay tomb yu bëri nag ci doxalinu politique ci Sénégal Simon Faye moo ñu ko dëxëñal. mi ngi yëkkati kàddoom ci lu soxal actualité bi maître El Hadji Diouf wax rawatina ci koppar gi ñuy financer parti politique yi te mu ne ànd na ci ak ministre de l'intérieur tax nag ba mu ne lépp lu yoon santaane ci wàllu googee nañ ko def bañ a yox-yoxi. xaalis bi dugg fii warul jóge étranger loolu dafa leer du pour yow rek il pour yow kenn pour parti yëpp la xanaa yow kenn yaa fa am parti nag ñu def campagne comme yow taxaw jël rajo ak télé yi jël sa journaliste mu taxaw melelelele wutal la ay financement mais même état bi bu koy def day def c'est encadré état bu droit sax laaj xaalis comme ça rek. lu jëm ci ville yu ñu war a supprimer avocat bi jàpp ne projet bu doy waar la te sax amul benn sens. léegi yow rek histoire Dakar disparaître quoi lu ñuy wax léegi Médina mais ça c'est pas sérieux waa Dakar ñoo du ko du nangu bu laajee ay marche dinañ la won ni lii nga bëgg a def bu la neexee nga defi ko Fatick mais fii mënul jàll. maître El Hadji Diouf jàpp ne opposition Sénégal ci li ci ëpp amuñu xam-xam te gëmuñu lu ñuy wax ndax ku ci nekk yaa ngi yëkkati sa kàddu jëmale ci auditu fichier électoral bi nga xam ne moom sax jàpp na ne amul benn gàkk-gàkk bu ci nekk te mbir mi Macky Sall dong moom moo ciy jëriñu ak maire yi nga xam ne seeni mandat prolongé nañ ko ci li yoon nangu. Voici Trafic News. Foo féete. Voilà, Hadj Mansour, nous avons progressé sur les allées Babacar Sy en route vers fi nga xam ne mooy rond-point Boucher d'eau di rappeler des ralentissements yoo xam ni du côté de la cité des eaux jàpp échangeur bu an progressé au télé Castor ak su boobu la ba nga ñëw rond-point Boucher d'eau te travaux en cours tax na ba dem ba dëkk bi Lompoñ jël saay tali bi dagg su ko defee aussi à hauteur du rond-point boo ko dépassé mën nga jël ak Sport Liberté jaare ko fi nga xam moom mooy Stade Demba Diop si intersection boobu la ngay tegee si tànk feu de signalisation yi foofu ñoo lay xaarloo am nga choix soit nga progressé au télé école de police waaye da ngay patienter autour des deux voies amitié yi wala boog nga jël avenue Dial Diop foofu la mën nga fa progresser waaye parfois des ralentissements ñoo lay xaar ci intersection bu Grand Dakar pour ñu bàyyi ko deux voies ñaari tali Grand Dakar soo ko dépassé wu tuuti intersection zone A et B pour ñu bàyyi ko Xayma Cheikh Siraj Aïdara si les deux voies ñaari tali bëgg a progresser vers Point E su ko defee file de voiture au ralenti les progresser parce que place ni jeexal lycée Blaise Diagne foofu la ñu bàyyi ko Colobane bu ñu tàggee lu ni mel mën nañ jaaree Carrefour bu université am Paté Ba daal di koy dépassé wu tali fi nga mooy canal 4 su ko defee d'autres aussi mën nañ progresser wu tali place de la nation jaaree ko ci lycée Clédy na place de la nation foog nga patienté feu bi moo lay xaarloo ci boobu lay ak sagement am na ñu doon liggéey ngir yàlla ñu leen di wax bénévole ci wàllu ndox mi démb ñu nga woon ci Touba ci ñoom dañoo liggéey ay at yu bëree bëri kenn joxu leen benn dërëm seen situation nag xaw naa compliqué lool faaw ñu xolaat leen lu ko mooy seen ultime yaakaar mooy sang bi Cheikh Mountakha Mbacké bu ñu fa jógee bu saafara amul bépp forage bu panne di nga xam ne ay nit yu existe lañu ndax daañu ko defanteeg nguur gi ba mu saf sàpp Abdoulaye Diagne. ndox mi wéy di baax ñi nga xam ne ñooy liggéeykat yi sàlloo ndox mi taxaw tem ci ñu recruter leen Babacar Ly di secrétaire généralu liggéeykatu coobare yi yëngatu ci wàllu ndox mi. waa OFOR dañoo jël liste bi dugal ci seen i mbokk dugal si ñu leen jege alors bàyyi fi ay travailleurs bénévoles yoo xam ne ñii def nañ fi 20 ans ñii 30 ans. liggéey yupp directeur général bu OFOR ne dara jaaru ci yoon na. loolu OFOR def injustice bu mag la ñuy demander le ministre Serigne Mbaye Thiam mu tujji enquête ba pare bloqué liste boobu nga xam ne ni waa OFOR tey envoyé nañ ko booy liggéey fenn dañ ne la boo amul branlon doo am contrat wala doo am embauchement alors que ñun bénévoles yi suñu branlon mooy lan suñu xam-xam bi ñu yàlla dénk. fas yéene nañoo wëyal xeex bi bu fekkee ne seen jàmbat yi lee toqul ci nopp kuy dégg. lii buñ ko saafarawul nañu jàpp ne fan yu néew monde rural bi ñàkkum ndox mi dina tar lool 80% du travail bénévole ñoom ñoo koy def ci secteur bi. liggéeykatu coobare ndox mi lee gisee nañoo ko xalifa général des Mourides am nañu yaakaar lool saafara ci kilifa ka diine googulee. Abdoulaye Diagne Touba Zik FM. Abdoulaye Diagne maa ngi lay jaajëfal ñaar fukki simili toftalu ci juróom-ñetti waxtu.
sport ñu ànd ci ak Baye Mantam Mbuub salaamaaleykum. aleykum salaam El Hadj Mouhamadou man sax. alors ñu doore ko ci jaraaf bu Dakar démb am na ndam tubarkalla. waaw tubarkalla jaraaf bu Dakar nag am na ndam foofu ca Côte d'Ivoire gannaaw ba mu daanee équipe bi di San Pedro ñaari bal ci benn ci match aller ba nag moom dafa daana woon foofu ci stade Lat Dior bu Thiès mu nekk nag jongante gu am solo goo xam ne jaraaf nag amal na ko foofu ca Côte d'Ivoire ci teewaayu suñu ndaw dafa nekk di Soxna Fall. jaraaf jàll na gannaaw ba mu daanee San Pedro ñaari bal ci benn loolee may ko mu mën a jongantewaat beneen tour préliminaire mu di performance bu baax bu vert et blanc yi def nga xam ni dañ leen daanoon ci àll ba benn ci dara ñu ñëw ci Côte d'Ivoire àndaale ak détermination ñëw rek këpp yalwaan gi nga xam ni San Pedro jotoon na ko am Albert Dieng ak Martin Ndiaye ñoo fa jaar club bi nga xam ni Malick Daf moo leen di coaché ndoxteel gu baax la am ci match bi gagné ay duel surtout ñu mën a jàpp tam San Pedro jugee na ci versaire yi gannaaw mi-temps bi ak beneen xar kanam ñëw ci camp Seydou Ndiaye yi xaw ko fa sonal ci jamono jooju nag ñu gis jaraaf muy procédé ci ay balle de contre moom itam am ay opportunité ngir rek corser addition bi waaye ci njeexitalu match bi ci temps additionnel bi sax le San Pedro am benn penalty loolee bu ko dugaloon mu may ko mu égaliser waaye tam mu qualifié waaye ci seen kanam mu amoon portier médinois yi déterminé teyit ànd ak dal muy Pape Seydou mu bëggoon rek àggale liggéey bi nga xam ne tàmbali na ko jaraaf mi qualifié dina xam adversaire am ci àjjuma ji laata rek ñuy jongante boobee tour ci fukki fan ak ñeent ak ñaar fukki fan ak benn ci weeru février ba lu ñu dëgmal. di jaajëfal bu baax a baax Soxna Fall desandi foofu tamit ca Côte d'Ivoire kii tàggat nag jaraaf bu Ndakaaru du Malick Daf moom it nag di rafetlu ndam lu ñu am waaye nag waxtu wi moo ngi jublu nag ci beneen tour bi nga xam ne day permettre jaraaf bu ci génne rek mën a bokk nag ci phase de poule ñu teewlu kii di Malick Daf ak Soxna Fall. soo xoolee match bi di nga xam ne mérité nañ ko largement li ma neexul woon rek mooy premier match bi ñu joué première partie bi premier mi-temps bon boobu ñu defoon nekkoon na ma à la gorge neexuma woon suñu concentré woo ñu joué suñu vraie valeur mun nañu gagné tey bu ma xoolee match bi ci entame match bi vraiment gis naa xale yi concentré nañ tactiquement ils étaient disciplinés ils ont montré beaucoup d'envie beaucoup d'intensité dans le jeu qualification bi di sant yàlla xale yi liggéey nañ ko di wax ne peuple sénégalais yi ñoo ko moom supporter jaraaf dirigeant jaraaf yi ak képp koo xam ne yaa ngi bëgg a jaraaf di jaraaf waaye nag loolu yëpp bu jeexee dañu xam ne football la ñuy def léegi li jeex na nañu ànd ak humilité ñu kon ne waat dem liggéey terrain parce que nit lu mu mën a am rek ci liggéey la koy amee jaraaf équipe bu mag la biir Sénégal dañu ñaan yàlla jaraaf nekk équipe bu mag biir Afrique nañu ànd ak humilité waaye dañu am ne liggéey rek moo ñu mën a jox lañu mën a am waaye man tañu wax ci Ligue des champions coupe CAF représentant yu Sénégal yi daañu xam seen adversaire waaw loolu nag ni ki ajuma lay doon jàppal na sax lu jëm ci wàllum Ligue des champions bi moom fukk ak juróomi équipe ci fukk ak juróom benn équipe yu fas yéene nag bokk ci boobu compétition xamagum nañ waxtu wi bokk na ci nag équipe yu ñu gën a ràññee ko ay TP Mazembe ni ki noonu Oroya ak ñii di waa Espérance bu Tunis Wydad bu Casablanca Al Ahli ak Zamalek kon ñu jàpp ne nag ngir nag ñu complété lu jëm ci wàllum liste boobu la ci diggante nag Al Ahli Al Hilal ak ñi di waa Asante bu Kotoko buñ ci jógee nag dinañ xam liste complète bi ci coupe bi nga xam ne nag moom la ñu réservé lu jëm ci wàllum coupe confédération bu CAF tamit équipe yi nga xam ne ñoom ñoo ñàkk nag ci Ligue des champions bi nga xam ne dinañ nag mujjee sànni ci boobu les compétitions bokk na ci Stade Malien ak Raja bu Casablanca bi nga xam ne Teungueth FC moom moo ko daan kon ñu jàpp ne nag ci rajo sor bi dinañ ko amal niki ci àjjuma ji foofu ca Caire ca Égypte. alors ñu wax itam ci état d'urgence ak couvre-feu Ligue Foot Pro incha allah dañ ci xalaat ci question boobee tey ci alxames ji. waaw tey ci alxames yi ci ngoon nag ci seen makkaan ci la nag Ligue football professionnel fas yéene amal ab waxtaan ngir nag xoolaat yan taxawaay la ñuy am rek ngir couvre-feu yi nga xam ne jël nañ ko lu dem nag wàllum programmation match yi naam sax ni première journée bi moom jàll na nag ci amul benn incident bu ñu sukkandikoo ci kii di seen directeur exécutif di Amsatou Fall waaye nag lu jëm ci wàllum basketball bi fédération bi moom ba fii nag maintenir nañ lu jëm ci démarrage du championnat bi ñu jàpp ko niki nag ci week-end bi mooy ci national 1 masculin bi ak féminin bi ci gis-gisu kii di seen président di maître